bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi nu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñoo ngi nuyu ak sargal ki nga xam ne mooy sunu président directeur général daañ ci boole nag mbooleem directeur ci biir kër gi ak képp ku yàlla dogal nga fi xëy ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal yokkute macha allah yokkute googu tam dinañ ko ñaanal ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñu ngi ciy boole cofeel gu rëy ndax àdduna lépp cofeel la macha allah fu mu ne jàmm yi am ci diggante yi kon bokk ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla dolli jàmm dollil ko ñi nga xam ne ñoom ñooy sunu ay kilifa diine sunu ay kilifa aada boole ci itam ñi nga xam ne sunu ay xalifa généraux lañu yal na yàlla yàggal leen fi te nu wér macha allah yàlla dolli jàmm ci biir Sénégal yàlla dolli itam jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi dispensaires yi ak cliniques yi ñu ngi ñaan yàlla ñu gaaw wér ba dellu seen ay activité ndax yàlla mooy dogal xam nañ ko waaye bu ñu ko tàllalee loxo rek macha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp dana gën a baax lépp gën a baax itam ci ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw ñu ngi tàllalaat loxo sunu borom di ko ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne caabi féete na leen gannaaw yàlla na nu am jàmm ne jàmm sax li may faral di wax nit a kay may boppam ànd ak fun la mënti dugal waaye sa xel yaa ko moom boo ci defee njortu gu rafet boo ci defee lu rafet rek di nga mel ni koo xam ne wax dëgg yàlla am nga sa liberté loolu mooy liberté waaye nag yàlla na ngeen fa gaaw jóge itam ndax daf cay am solo lool ziar nañu soxna yi fa nekk ñi nga xam ne itam danoo bàyyi seen ay borom kër ndogal dugal leen foofu ñi nga xam ne danoo bàyyi seen ay doom ndogal dugal leen foofu il n'est jamais trop tard pour bien faire yàlla na ngeen mucc loolu lañ leen di ñaanal bu baax daal di sukki itam ci wetu képp koo xam ne da nga xëy tey ci suba si tiis dal sa kaw ñu ngi lay massalu bu baax a baax di ñaan yàlla na dikk gaaw yàlla na fees sa xol fees itam ci xolu njaboot gi ndax àdduna noonu la bu nu amee yàlla manqué wu nu dara dinañu ñaanal itam aji dem yi ñu ngi ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla ubbil leen buntu aljana yu yaatu yooyu nga xam ne saa su ne ñun ñu ngi koy janeer te xam ne lu am la yal na leen yàlla yërëm itam sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla dolli ko leer te tas ñu ci barkeem yàlla jéggal bépp sunu kilifa bu fa nekk sunu wasila sunu ay wayjur sunu ay soppe yal na yàlla yërëm leen bu baax a baax sunu xel dafay dem ba tey ci sunu soppe ba soxna Zeynabu Fall macha allah nee naa tey bu nu ko yëkkati woon ca fa mu tëdd daal di koy won image yi mu fi bàyyi xam ngeen ne am na ñu dem te sant nañu yàlla. yal na yàlla dolli koo yërëm ne noonu rek lay mën a demee macha allah li mu fi bàyyi rafet na yal na ci ay moromam roy loolu moom la ñuy wax yal na ci ay moromam roy ñu ngi leen di wax bismillah di kontaan lool ci yéen di kontaan itam ci sunu invité bi ñu fi am muy maître Pape Jean Sey ndar bi mu dikkee laa ko ne salaamaaleykum Ani Faidherbe Ndiaye waaye balaay dara dinaa nuyu Ndoye Bane ni ko bismillah. jaajëf Eva ñu ngi lay ziar. di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khar di ko ñaan mu yàgg fi lool. te amiin Bane amiin di ziar waa Pire Sañokor sëriñ Mansour Cissé sunu xalifa ba ñu koy ziar. ak sëñ Maodo Cissé ak borom dëkk ba di monsieur le maire Serigne Mboup. ginnaaw waxtu wi avancé na lool. dëgg la ñu yam foofu rek ba ci kanam. jërëjëf Bane jërëjëf Ajaratu Linguère bismillah yow itam. acca bokkoon ñu doorati rek nañ daan dooreeti netti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaari tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal yaay diggéen mu gisee soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko waxee rek delluwaat di jaalewaat ñëpp wax dëgg yàlla am soxna Zeynab Fall waaye dañ koy njëkkee rek ci Zeyda Absa ndax kooku moom daf ñu sopp di ñu topp fu ñu toll te li ñuy liggéey lay liggéey nekk fële ca Sen TV nekkoon xaritam wax dëgg yàlla tam ñu ngi ko koy jaal bu baax a baax ak borom këram ba Serigne Samba Sarr moom it ñu ngi ko koy jaal bu baax a baax waaye tey nag damay wax joyeux anniversaire di sama sangu buur bi gën ci man muy ami Cheikh Yaaba Diop nekk fële ci États-Unis madame Lo ami dundal ba yónnee yàlla merci dama rappelé mun la soxlaagu ma la toogal ba ci kanam ndax sa dund am na njariñ Diop Yaaba xari maam aca bismillah maître Jean Diop Yaaba xari maam noonu lay dalalee borom Faidherbe Ndiaye mbokki Faidherbe Ndiaye salaamaaleykum maam Kumba Bang te ba ko waxee toog rek la mën waaw maaleykum salaam di kontaan dellusiwaat fii di nuyu sama mbokk yi sama mbokk waa Ndar yi surtout fa laa jugee démb gis nañ loolu di nuyu
téléspectateurs yi aussi. di la nuyuwaat aussi si invitation bi nga ma defoon xam naa léegi ma commencé la tey sa télé bi. non yaay borom te yow itam bañ la tabbee avocat wu wareef du tey de ayca. voilà donc di nuyu ñëpp di nuyu waa Ndar yi waa Njolofeen yi ak waa Balakos yi particulièrement di wax ni maa ngi kontaan si li ma dellu si fii. ñu gën a leeralal askan bi ponk yi nga xamee ni ki soulevé woon nañ ko si semaine bi yëpp donc ma nekk à votre disposition pour jox leen éclairage. merci beaucoup maître Jean ñu ngi kontaan lool ci moom di kontaan itam ci ay naataangoom ndax xam ngeen ne moom mii bu fu dikkee mi ngi mel ni képp koo xam ne rek dafay sol robe bu ñëw na fi toog ndax kàddu bi benn la njàngale bi benn la li texte yi wax moom la texte yi wax kenn du ko changé loolu ñun xam nañ ko waaye nag divorce itam mbokk yi di loo xam ne dafa lëmbaaje jamono divorce di loo xam ne léeg-léeg bu amee ñaar ña nga xam ne ñoo ko sekkoon nu ñuy séparé woo dafay ñaaw divorce itam bu demee ba am na cause yoo xam ne ñoo ko waral keroog maître Jean dikk na ci cause yi waaye mu mel ni doyul woon ndax téléspectateurs yi léegi say doon ko doon interrompre divorce di loo xam ne ku ci toog jamono ji ñu nekk di ko seetlu boo dee jànq bu ndaw da nga naan déedéet man duma sëy ndax li may gis rek doy na sëkk ci dugg ci kër déedéet wax naa ko démb danaa ko wax tey bu subaa itam yal na nu yàlla may fekke ba nu mën koo wax góor ñëpp yemuñu jigéen ñëpp yemuñu bu la nit def dara ba nga ne kii yàq na sama àdduna dootuma am lu baax déedéet bu itam jigéen yàq sa àdduna ba nga ne jigéen ñëpp a yem déedéet yemuñu nit ñi danoo wute am ñoo xam ne loo leen di gën a min ñuy gën a baax am ñoo xam ne loo leen di gën a min ñuy gën a soppeeku ba nga naan yow ndax kii kenn liggéeyu ko léegi saay kenn liggéeyul kenn jikko borom ndax wolof wax na ko mag du tàmmali saay-saay da koy tari ba mu ko dooree yàgg na yow yaa ci xamul dara ànd ak lu mën ci am yal na nu yàlla booleeg nit ku baax nit ñu baax ñiy seetaan itam mën ngeen a woote ci li nga xam ne mooy émission bi mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ñu ngi leen di massalu ci coono yi nga xam ne léeg-léeg ngeen dénk ñu ko maanaam def ko sous-marin rek ne Eva am bii moom mën nga caa waxtaan def ko en anneau yooyu yëpp dañ ko dund macha allah ñu ngi leen di massalu ci lu nu mën a wax ak lu nu mën a wax may wax bi simila ndoy baan. jërëjëf Eva comme ni nga ko waxee rek maître moom tey dañ koy bàyyi mu gën a développé li nga xam ne moom moo di cause divorce yi 10 points yi nga xam ni keroog dañ ko caxatee mais leer na la mu wax leer na mais tey xam naa dañ ko bàyyi mu tàmbali 1 ba 10 1 ba 10 ñu bàyyi ko mu développé ko bu baax baax parce que nit ñi war a xam man nag fi may tàmbalee mooy toujours rek sama wax booba jigéen ñi wuti leen certificat de mariage ndax góor ñi dañ leen di nax certificat de mariage nag soo koy wut du sa jëkkër dong mooy dem indi la këyit ne la réglé naa certificat de mariage certificat de mariage kenn du ko réglé te ngi ni ànd dem ca mairie ba mu toog indi ay témoins nga indi seen i témoins ku ne ngeen wax la ngeen wax ngeen signé la ngeen di signé mu ñu tiire copie jox leen copie boobu ndaw si mën na ci am su ko neexee yow it mën nga jëkkër ji mën na ci am mais góor ñu ci bari dañ leen di ndax naan non c'est-à-dire dinaa ko régler ci sama benn waaye bu nekk mais rek yooyu yëpp ay naxee mbaay la sëy boo mënti gis ak ku ma ña nekk ginnaaw Kuur ak Joor wala ña nekk ginnaaw Njëgëj wala ginnaaw dëkk village yenn Pire sëy suñ sëyee foofu it terewul leen da ngeen a war a ñëw Pire ci mairie bi wut fa certificat de mariage campagne boobu nit ñi dañ ko war a dox nit ku ci nekk xam say yelleef wala loolu laay ubbee su ma la waxoon nga laajal ma maître sëy bu amul certificat de mariage moom naka la ko gisee voilà laaj nga ko maître waaw xam nga sëy bu amul certificat de mariage valable na ah d'accord ñu bare looloo leen di nax parce que dañuy foog ni bu sëy bi amulee këyit ëllëg dara du si dikk mais ma lay xamal ni bu sëy bi amulee këyit sëy boobu dafay valable dañ koy considérer comme un mariage valable. macha allah. maintenant yoon may na époux yi ñu régulariser sëy boobu régulariser que si biir 6 mois yi. waaw. bu weesoo 6 mois yi il faut que ñu dem tribunal dem audience état civil. d'accord maanaam am jugement de déclaration tardive du mariage bu boobaa juge bi ci boppam moom mooy ordonner officier d'état civil bi mu def transcription bi bu dégloo témoins yi ba pare laaj leen est-ce que ñii yéen fekke ngeen seen sëy kañ la du sëy laaj jëkkër ji ban régime ngay opté monogamie ngay opté wala lépp bu ñëpp waxee mu def enquête am ba pare daal di ordonner officier d'état civil bi mu transcrire mariage bi ci registre état civil bi. d'accord. donc
bu fekkee ni nit ñi bu ñu jàpp ni sëy bi bu amulee certificat de mariage rek baaxul le plus souvent da ngay dégg ay nit sax naan fase naa ko parce que amuñu woon këyit donc soxlawul ñuy dem tribunal kooku aussi erreur bu mag la wax nañ ko fi barki démb bi ñu fi jaaree tribunal rek a mën tas sëy keneen mënul tas sëy imam mënul tas sëy nijaay mënul tas sëy papa mënul tas sëy may naa la sa baat aussi tasul sëy tribunal rek a mën a tas sëy parce que nit ñi ñoo ngi def erreur yu bare am na benn cas bu ma amoon waa ji dafa woo ndaw si fase ko bi mu woowee ndaw si fase ko woo ay waajuram ñi ko mayoon ñëpp dem takkaat beneen jabar bi mu takkaatee beneen jabar ñu dox tuuti waa ji faatu waaw bi mu faatu jabar jële boolewu si wax ki nu fase ki dafa dem régulariser son mariage ñoo ni day doon bi mu leen ni day doon nga coow li ñu kur ñu ni non si kanamu diw ak diw la ko fase man leen fase boobu valableul tribunal rek a mën a tas sëy tant que tribunal tasul sëy boobu dañ koy considérer que mu ngi existe. mais valable na ci diine. si diine waaw non loolu bu fi indi problème parce que. boo fi indee diine rek may indil problème parce que dafa mel ni galgal boo waxee diine da nga koy indil problème. da may indil problème parce que ñun code de la famille. voilà xam nga yow nee nga keroog code de la famille loi la. loi la waaw. xam nga loi bu fi nekkee moom moo fi nekk. voilà donc dama bëgg nit ñi xam ne ci loi ngay wax. waaw si loi la ñuy may wax naa la sa baat ba ca diine. sëy ba tas na. non waaye ci amul loi ak constitution sëy ba tasul. sëy bi tasul. donc ku ko si def tamit ëllëg mën nga am problème. parce que bu yàlla defee nga génn àddina ki nga ni fase naa la mais day ñëwaat dugaat si sëy bi keroog bi ma demee Ndar rek am na kenn ku ma woo di ma poser même cas bi même cas de figure bi. ma ni ko non jabar ji dès l'instant où sëy bi kenn tasu ko tribunal dafay donn dafay donn. et benn question balaa ngay avancer bu ñu tasee sëy bi tribunal te nit ki demagul jël certificat wu. naka la divorce am. moom bu ko juge bi prononcé rek mooy sëy bi tas na. non xam nga bu ko doonoo ba léegi sëy bi tasagu. parce que xam nga juge bi mën na ko tas. waaw. teg toor bi si kenn benn époux. kooku bañ a d'accord def appel. bu defee appel sëy bi tasul. bu toogee 5 ans 6 ans 10 ans. mais bu defee appel rek sëy bi tasul. bu dee jotagul buñ ko àttee appel mu def pourvoi en cassation sëy bi tasul. donc tas bi il faut mu nekk tas bu définitif. c'est-à-dire que jugement bi kenn bañati ko mën a attaquer en droit. naka la ñu koy bañ a mën a tee attaquer. mais exercer voie de recours yi. par exemple bu fekkee ni teg nañu toor bi ci kaw kenn. nga toog 2 mois dafoo appel mooy d'accord nga ci lu nu àtte ci 2 mois yu weesoo li ngay wuti mooy sa certificat de non appel d'ailleurs boo demee di wuti certificat de divorce sax boo yóbboo jugement bi kese officier d'état civil bi du la nangu jox certificat de divorce. daf lay wax indil ma certificat de non appel pour wane ni jugement bi kenn attaqué wu ko parce que tant que ñoo ngi attaqué jugement bi ñoo ngi koy attaqué voie de recours yi ñoo ngi existé sëy bi tasagul. d'accord. il faut ñu vider ko. il faut voie de recours yëpp jeex tak nga def appel pour premier jugement appel pourvoi en cassation. mu doogay jeex. bu ko defee à partir de ce moment nga jël sa certificat de non appel boole ko ak jugement bi dem ci officier d'état civil bi mu doog lay jox certificat de divorce. je ne sais pas ndax leer na sa bopp. leer na léegi ñi dem ba tribunal divorce te jëluñu seen certificat. non bu fekkee jugement bi. définitif na waaw parce que foofu aussi dañuy def distinction entre su fekkee da ngeen divorcer par consentement mutuel. mooy comme li ma doon expliquer. bu ngeen divorcer par consentement mutuel jour bi ñu tasee sëy bi jour boobu sëy bi jeex. parce que yëpp ponk yëpp yéen a si d'accord donc comme d'accord ngeen si amul kenn kuy dem di attaquer jugement bi. waaw loolu leer na. xam nga logique la. leer na moo tax jour bi juge bi tasee sëy bi lenn rek la nu mën a sant ku jigéen ki moo di mu respecter délai idée bi mooy li ñu tuddee si tubaab délai de viduité. bu respecter délai idée bi 3 mois 4 mois 10 jours je pense su gisee keneen ku ko takk mu dem sëy boobu jugement bi définitif na mais bu fekkee ni ki c'est un jugement contentieux un divorce contentieux maanaam divorce bi nga xamee ni ki si une des 10 causes yi code de la famille prévoir fan lañ ko sukkandiku. il faut nga xaar ba àtte bi définitif maanaam boo déggee àtte bi définitif mooy àtte bi
kenn dootu ko contesté. très bien léegi foofu lay teg loxo ndax dama la doon ñëw laaj ci wàlli xale yi. parce que léeg-léeg ñun dañuy jël xale yi Ndoye Bane nee na def leen guerre. juge bi àtte ba noppi am na mu dogal ñun ñu ñëw bu ñu dikkee. jël xale yi def leen xeexee kaay. waaw salaamaaleykum allo allo allo. très bien moom échappé nañu. c'est que fi ma ko bëgg. allo oui salaamaaleykum. oui maaleykum salaam. na ngeen def waay kookan la. ça va maa ngi sant bu baax. jaajëf waay. xam naa li ma bëgg wax yëpp mënu ma koo wax su ma mënoon am numéro tonton Ndoye Bane. d'accord dinañ la ko jox hors antenne. d'accord. ok dinañ la ko jox incha allah c'est que da ngay gis ko ñoo xam ne dañu takkante say ba pare def bien commun. ñu am njaboot ak yëpp. ban doo taxawagum ci xale yi. te foofu laa jëm ñu def bien commun ñu dem ci juge bi tas sëy bi. su boobaa juge bi ni muy séddalee biens yi ak xale yi. kan moo yóbbu xale yi. xam nga moom laa doon expliquer ma mi keroog. avantage du divorce par consentement mutuel loolu la. dafa ëpp parce que yéen seen bopp yéen ay régler kaa wa xale yi. xam nga maa ngi la doon wax keroog ni am nañu ñeenti doom. jëlal bàyyi maa ku mag ki yow jëlal ñetti ñaar ñu ndaw ñi man weer wu dee danaa la jox kii xale yi chaque samedi nañ ñëw fanaan si keneen ki ñëw fanaan si yow yooyu yëpp bu ñu trouver accord dañ koy tënk si benn kayit dem juge bi day vérifier rek homologue. d'accord mais bu fekkee d'accord parce que xale yi le plus souvent dafay nekk monnaie de change. maanaam ku nekk da ngay chanteloo sa morom da ngay gis ku soxla woon sax xale yi mais laaj gardo xale. donc juge bi dafay retrouver dans une situation où jabar ji day laaj garde xale yi jëkkër ji di laaj garde xale yi bu ko defee juge bi lu muy def dafa am benn organisme bu tudd AEMO ay éducateurs sociaux yi nekk Paris. le plus souvent bu juge bi jaaxlee dafay wax AEMO dem leen ngeen enquêtal ma ngeen defal ma enquête. ngeen dem xool kër ndaw si ak kër waa ji ngeen xool intérêt xale yi fan la nekk. est-ce que intérêt xale yi moo di ñu jox leen seen papa wala ñu jox leen seen yaay. d'accord bu ko defee AEMO bu defee enquête ba pare day jël enquête bi tàbbal juge bi en fonction des résultats moom si boppam mu àtte mais enquête boobu liyewu ko. enquête bi liyewu ko bon parce que du moom mooy dem di xool ndax xale yi am nañu fu nu tëdd su fekkee ni seen yaay lañ leen jox est-ce que seen yaay am na ay revenus yu koy permettre mu entretenir leen et cetera parce que yooyu aussi des sujets. juge bi lu muy xool mooy intérêt xale yi. parce que le plus souvent damay dégg ñi naan bu fekkee yow yaay demandeur à la procédure yow yow dañuy teg tort bi sa kaw loolu amul fenn mais bu dee xale yi jugement bi moom mooy régler kaawu xale yi. jugement bi du régler kaawu xale yi kese day régler aussi pension alimentaire bi parce que bu fekkee dañu jël xale yi dénk seen yaay daanu wax ak weer wu nekk seen papa ñaata la war a joxe pour dund xale. ñi ñu fiy teg pension te duñ ko respecté. mais kooku délit la wax naa ko fi keroog. ci yàlla. kooku délit la. ci bu la tegee pension alimentaire respecté wuñ ko wala nga nekk dans une situation où juge bi décide pension alimentaire nit ki bañ a fay. da ngay bind sa plainte nga bind ko procureur de la république boo ko bindee procureur de la république nga def plainte joindre ci jugement bi. procureur day def soit transmis commissariat de police bi ngeen dëkk. ni leen woo leen ma waaye si ni ko mu fay arriéré de pension yi bu ko fayu leen ngeen indi ko fii ma tëj ko. nga ni. waaw. tëjee. tëj laa la wax. xale yi dañoo am doole yàlla mus ay waay mais bari na ci ñoo xamante ne nii. abandon de famille sa xel mi am na lu ci ne. wax ko boo déggee abandon de famille mooy loolu un mari qui sans motif légitime refuse de payer la pension alimentaire. ba pare toog di la romb est-ce que juge bi tamit dina su fekkee jëkkër jaa ngi joxe pension bi. est-ce que juge bi dina topp pension boobu xool ba xam yaay jaa ngi koy def xale. non en général pension non kooku loolu juróom le juge yow li ngay bañ moo di ñu jël pension bi dem toggal Ndoye Bane gannaaw c'est ça dañuy jël pension bi di ko toggale seen jëkkër. ñoom Ndoye Bane ay genre yu mel ni mais xam nga maître balaa ngay ñëw xaar ma leeral foofu de xoolal c'est très important. da ngay mais yow bàyyi nga xale bi lu sa yoon. xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw. da ngay gis daxaar da ngay gis. mais peut-être ngi jooy nee na da ngay gis Babacar da ngay gis Babacar tàggoog Ndeye Khoudia. Ndeye Khoudia attaqué Babacar di yëkkati 100 000 francs di ko jox Ndeye Khoudia.
juge bi ni ko den joxe 100 000 francs weer wu dee ndey xujja pour xale yi ndey xujja am benn vieux ju fee wala benn apulaay takk ndey xujja ndey xujja ëllëg mu jël xale yi di ci fay jàngu xaalis boobu di ci fay jàngu xale yi mu koy jël xaalis ba di ko njoneele apulaay loolu faani loolu ñuy def léegi xoolal ak di ko nattee sa xol metti na gis nga salaamaaleykum wa rahmatullah waay mami jëla kaddu gi sama benn yaay nee na góor fase jaaxalu ko kay mujjee jabarama ko jaaxal allo bismillah salaamaaleykum est-ce que kooku recule Eva déedéet mi ngi lay dégg allo Ndoye Bane sa xol metti na wala salaamaaleykum non c'est vrai juge bi war naa xool loolu juge bi war naa xool loolu de allo xam naa woote bi sore la ndeysaan wàññil sa télé wàññil télé bi wàññi ko wàññil sa télé encore mami may ko mu encore yow soo bañoon na soo bëggoon a rëcc wax ji moom du sulliwaat xaaral ma ñëw demoon na ci police bañ ne suba la korité defoon ndànk rek bañ ne suba la korité lañ ci porté woon plainte feneen mami na la may parce que Pape Jean keroog dama ko def xarit moo tax mais tey ji am na ñoo xam ne dañuy yóbbu seen jabar ba tribunal juge ba jugé bañ tas yi ba juge ba takk xale ba mbëggee la fa dugg ca diggante ah mais est-ce que juge ba tamit nooy nekkee ci sa kër yoroo sa jabar nooy nekkee ci sa kër yoroo sa jabar di ko fontoo di ko dang-dangee di ko bàyyi ci biir kër gisoo ne jigéen la di topp ci loo jotagul kooku dem ba bëggatut a nekkateeg yow wala gis na ci yow jikko ju mu bëggul xam nga dama la laaj fii keroog ne la sëy boo amatul espoir loolu motifu tas la parce que gunge ku dul egg moo metti topp ci nit di gunge te du yegg fa mu jëm nga dem yow da ngaa tas jàpp nga sa idda ba pare nay juge ba nay procureur ba nay keneen ak keneen mbëggeel dugg na da ngeen di sëy te yaa ma jox loxo maa la dal juge ba doon juge affaire yi moo tax xale mais da ko bëgg Ndoye bu sëy bi tasee rek ku ko neex la soo demee juge banque ko juge naan waay waa ji dafa nekk juge mu nekk mécanicien que mu nekk keneen bu sëy bi tasee moom tas xam dafa xaw a téye xel nag juge bi maître nanu jël ki ci ligne bi parce que moom waxi fii ra nga xam nga liggéey ñoom maître nga comporté wu ba doo jël sa jabar sa jabar bu la yóbbu ci tribunal la allo salaamaaleykum waaleykum salaam. mbokk mi baal nu wax ñu ngi wax rek. soxna si ñu ngi leen a sant di leen gërëm di leen nuyu. alhamdulilah jërëjëf. dama bëggoon laaj rek les conséquences kenn ku si ñoom monogamie dem takkaat par la suite beneen soxna awo ba porter plainte. Quelles sont les conséquences qui peuvent découler de cette situation. daan si ñëw bu ne lu am solo la macha allah. waaw daan si ñëw bu ñuy aborder cause yi. bu ñuy aborder cause yi daan si ñëw. incha allah. très bien mami ma may la nga dugal kàddu rek ma dem ci non xam nga Ndoye Bane yéen dem rek di ma téléphoné ndax xam nga sa baay faatu bàyyi fi alal wala ngeen tas sa baay moom alal ji xuloog maçon dafa metti payi bañ xuloog maçon lañ dem ci néeg yu gàtt yi sa papa bàyyi fi loolu wax dëgg yàllam sa yaay jël ko di leen toggal sombi di njoñal keneen ay ginaar di donc ci frigo ba ngay woote di laajte loolu mooy lan dafa metti ci yenn xale yi mais tamit am na ci jigéen ñoo xamante ne xeexukaay lañ ko def ci seen jëkkër mooy nga xam nañ ne seen jëkkër amul moyen yu toll noonu mais chaque jour xale bi dafa feebar te xale bi dara jotu ko di tëggal xale bi feebar di yóbbu hôpital ak indi di laaj ay ordonnance dépense yu dul jeex ndax lan ndax su ma ko joxul ma ngi koy def ci këram man daal jàpp naa nit ki daal lu mu dem ba bàyyi na ko bàyyi rek fi sam bi mais xam nga mami aussi c'est important que ñu xam ne bu ñu tasee sëy bi dañuy réglementer situation xale yi sa situation yi xale yi ba xale yi di am 18 ans rien n'est définitif bu fekkee ni jox nañ ko seen yaay jox nañ xale yi seen yaay seen papa constaté que seen yaay amul si moom toppatoo bu si war. seen papa mën na saisiraat juge bi ko joxeen seen yaay di ko sama doom yi kat ñu leen di téye man neexuma. si mbedd mi la ñuy nekk di taxawaalu jàngonu wala dañuy xiif du ñu lekk et cetera et cetera. juge bi bu fekkee li ngay wax yow mun nga ko teg si ay firnde yu wóor juge bi mën na changer garde bi def ce qu'on appelle une révision de garde d'enfant. jël xale yi. seen yaay de loolu la yow xale yi coupé pension alimentaire bi pour fekk Ndoye Bane lu muy wax léegi. parce que am na ñoo xam ne am na góor yoo xam ne ba xale yi di am 18 ans ba xale yi di am 18 ans di majeur décision bi leen concerné sur la garde ak sur la pension alimentaire
day nekk décision yi nga xam ne qui ne sont jamais définitives. moo tax maître il faut savoir prendre les bonnes décisions dans la vie. et des décisions franches. parce que am na ñoo xam ne nañ ko wax te dee wala wax ko te dund seen divorce moo leen appauvrir. divorce appauvrir nañu loolu na leen amuñu fermeté pour régler yenn yi et lan mooy conséquences yi ëllëg. yooyu yëpp tam problème la. waaw mais xam nga xam nga boo gisee. waaw. appauvrir c'est trop dire parce que yow buñ la tooñ nga nekk jigéen nga yóbbu sa jëkkër tribunal dafay am ay conséquences juridiques yi ñuy attaché ci décision bi juge bi dira. d'accord nañu ci. dafay am ay dommages et intérêts. yow mi ko yóbbu. mais yow mi ko yóbbu bu fekkee nit ki yow moom lu mu la def causé na le préjudice par exemple nga say nit. am ak moom juróom-ñaari doom wala juróom-ñetti doom xëy suba ni ko bëggatuma la jëndal sama kër. bokkul waaw xam nga juróom-ñetti doom pour nga gisaat ku la jël dafay metti yooyu yëpp nekk na ay éléments yi nga xam ne ni ki juge bi. mën na si appuyer pour allouer la ay dommages et intérêts. maanaam que xaalis bi ñu lay jox mënul réparer. préjudice bi la causé boobu xam nga ñun ban sens la ñuy waxee bu ñu waxee appauvrir. nit a ngi am famille. daw ci ba bëgg a dee. def ci la ca war te mujjul fenn. da ngay am sax famille bu recomposé mu am ay cassures ay cicatrices ay blessures ak yooyu. te la nga waroon yëpp ci say doom def nga ko. côté boobu lay waxee. yow côté bala nga wax dafa dagal. parce que koo bàyyi juróom benn doom moo tax toujours. luñ ñu jàppale jigéen mooy perte. li tax may wax jigéen mooy perte mooy nit jamono jafe. boo fekkee ne yàlla daf la boolee ak kenn ba loolu tas bu la jàppalewul rek doo ca génn. li tax doo ca génn mooy bu dee la mu la doon jox daf ko xaajati ko parce que tribunal du jël alalam yëpp jox la yow xam nga ne il y a des bobos qui sont là au quotidien yoo war a régler ndéem ba nga nekkee à deux nga ko mënul sàkkatu mag nga dem ba nekk yow kese tribunal intervenir moo tax au-delà de l'aspect judiciaire da ngay gis ay couple yi nga xam ne ay gentleman la ñuy ne. imposer le nité. daa gis benn góor. wallaay par exemple bu juge bi nii pension alimentaire bi 100000 la muy yëkkati 500000 di jox. akama d'accord nañ leen ñaanal yàlla ñoo njabootam. parce que am na ñi nga xam ne dañ la naan man joxuma ko sama njaboot laa ko def. waaye yàlla na leen njaboot fay waay wallaay ndeysaan. donc il y a des gens moi je vois des gens yi nga xam ne ay jantal. Ndoye Bane nee na 500000 noo def Jean man jox la après. salaamaaleykum soo ko joxee 500000. mais non xamoo femme yi sax. Ndoye mënoo ko benn jël jëkkëru yambar la ñuy am ci côté boo xam ne góor yatul muy jël 500000 yooyu di ko entretenir rek di négliger sa njaboot bi. mais Ndoye Bane xamoo jigéen ñi. Ndoye Bane dama lay poser benn Ndoye Bane moom question boobu dinañ ko sax poser jigéen. bàyyante nga ak nit. yéen a doon àndatu leen lu si sa yoon ci vie am. waaw Ndoye nag dafa bëgg continuer moom dafa la bëgg bàyyi ba pare ñu xool koy defal ganaar samay doom lay xool mais yow ganaar yi ngay xool ki ñu ganaar ngay xool ba sa ay doom mais bu ci sa muy góor bi muy jigéen bi boo nekkee di lijjante viwu nit ki rek c'est parce que da nga dese cofeel absolument ndax koo dem ba nobatoo ko da nga ko wàcc mu doxi soxlaam mu wàcc la nga doxi sa soxla mais lii ful la xam nga lan la boo bàyyee mbir muy góor muy jigéen xam ne da ngaa dese bëgg mais dellul. waaw mais am na ñoo xam ne. mais si la forme nga dellu. salaamaaleykum mbokk mi ci ligne waaye nopp dara daal bàyyi ko ci mbedd mi kooku ñàkkum fulla googu masuma ko gis. salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi bisimilah. ayca salaamaaleykum soxna Eva. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngeen def sopp naa ba la vidéo macha allah. jox naa la ka. ah mami Linguère yaa may daaneel. waaw moom kenn du moom. mami moom macha allah mami moom dama ko bëgg. man damaa war a wàcc sax ñëw añ si sa. waaw mami man nu may def tam si ni ma la nax yow it nax. na la ko alaaji Maawa jox léegi. ah mami man bëgg naa la de. tabaarakallah est-ce que xam nga maa la raw. oh mami sopp naa la macha allah. wallaay da ngaa baax rek. démb dama doon déglu benn témoignage ci soxna Zeynab. am ku ne moom moo tax mu toog ci sëyam ba léegi. wallaay ndeysaan. waaye man de mami yow yaa tax ma toog sama sëy ba léegi. ah waay mami jigéenu muñkat la de. jigéen bu baax maa la bëgg sama xol. may wengare bu mag. billaay maa la raw man fii laa la def. bëgg naa la sa numéro bëgg naa ko. na la ko Maawa jox. waaw man nag dafa am lu ma doon laaj seen invité boobu. loo bëgg a xam. ndax man dafa am kenn ku ma doon sëyal. après ñu tàqalikoo ba am benn doom. bu góor. mais moom de depuis 7 ans xamul sax xale bi ni mu mel. mënul ne sax xale bi nii la mel.
waaw boobu ba léegi daal du def dara ci moom. mais nag amuñu woon certificat de mariage. bu jàkka ji raw nga lañ amoon. may laaj ci loolu amuñu ko est-ce que amaat nga beneen jëkkër. waaw fi mu ne nii maa ngi sëyaat. est-ce que sëy boobu loi bi nanguwu ko de. moom mi ngi ci digal tey ji sa jëkkër jooju ngay wax. waaw su demee attaquer la justice dañ lay tëj ci kaso bi de. kële na de ku njëkk ki. ku njëkk ki. kooku lijjanti wuñu sax mu ngi. waaw mais su leen am na lijjantee beneen jabar mais su leen lijjantee. su déggee sa woote bii. mu dégg li may wax suba tribunal la jëm te da lay tëj yaag sa jëkkër de. waaw baax na dégg naa kooku de depuis 7 ans xaw ma 8 ans xamul sax nu ñu mel lijjanti wuñu sax. c'est que nag cas bii muy wax ni lii moo fees ci dëkk bi. xam nga mère. waaw léegi may laaj moom doomam boobu léegi lu siy pexe moom. lu dundal doomam lijjanti wu ko daan ko tontu après ah. danaa la tontu. waaw parce que xale bi am na 8 ans moom lijjanti wu ko xamatul sax xale bi nu mu mel. danaa la tontu expliquer ban yoon ngay jaar pour mu mën dundal doom. waaw mais lii si sama problème mooy waa ji nekku fi waa ji mi ngi Kolda. waaw mais même bu nekkee Kolda na moom la nekk Sénégal rek. après danaa la expliquer fan lay liggéeyee. moom de bi ñuy sëy de liggéeyu woon da doon taaba rek. da doon taaba loo ko toppee sonal sa bopp. waaw loolu la soppiwul jamono loo ko toppee sonal sa bopp yaay. waaw loolu la de. waaw ku bees ki am ngeen certificat de mariage yéen ñaar. waaw ku bees ki moom am nañ certificat de mariage. waaw mais nag affaire yi lëj na nag. waaw gis nga. mais bëggoon naa tamit mu leeral jigéen ñi ci moom rek. wàllu mbirum certificat de mariage ban njëriñ la am. déglu ko mu ne mi ngi posé question. waaw damaa bëggoon nga leeral bu baax ci affaire certificat de mariage parce que ki ma am nii. certificat de mariage daf ko jël nëbbu ko. yow bi ngeen di wut certificat de mariage bi demoon nga. ñoo àndoon waaw man yéen a maa yóbboon samay téeméer mi. xamoon nga ban bis la. waaw xam naa lépp ni mais daf ko denc. waaw danaa la expliquer nan ngay def ba am certificat. waaw yaa ngi ci jàmm ak moom. mooy sëyu léegi rek tey mu neex su ma mën a xare. mooy sëyu 3D yi. waaw mooy sëyu Sénégal yi rek góoru léegi ndoy baan bi bañu dégg rek. soo ko neexalee mu neex bu sonal. kaay ma may la ci ndoy baan déglu ma su ndoy baan nga demee rek man bu ma xoolee si bu ma leen di déglu rek damay gën a muñ rek gën a toog. waaw. dama mas a gis benn jigéen ju mag macha allah ku baax. nee na ca bërëb ba mu toog di àtte ay sëy. waaw. nee na looloo tax moom daal ba mu demee këram daal sëyam boobu te jàpp njàmbur. waaw billaahi. ndax nee na moo fekkee na ay sëy yu tas ba tay billaahi. nee na sëy yooyu di tas. bosam ndekete fukka nga ca yu mën a tas. nee na nag mu def boppam benn philosophie dem toog gérer sëyam. non soxna Eva jigéen ñëpp goiatal na. jigéen ñëpp mais nag ala goiatal. billaahi. déedéet kaay nag ma wax la. ma chère bu la kenn tax a feebar. ka la war a tax a feebar sax bàyyi ko mu dox li mu bëgg a dox ndax yow nga nekk ci sa jàmm dégg nga maam. waaw dégg naa li mu namm moom te mu neex ko. ba ko mu nekk ci da ngay foog ne dafa nekk ci jàmm waaye mënta ne ci jàmm. yow da ngaa goitre waa sa waa ji dee na bu yàgg. Ndoye Bane yow duma la wax dara. yow bàyyi naa la ak DJ Boussou. yow duma la wax dara bàyyi koog man rek dinaa la fajal mboolem say naqar. Ndoye Bane jërëjëf kontaan naa si yéen kontaan naa. merci soppe ma nekk. waaw mami soxla naa numéro bi xam nga. na la ko maawa jox comme ça xam naa yow ak Pape Jean après dina la expliquer waat yeneen. incha allah waaw. maa ne xaritu mami ngay doon. maître Jean am nga ay questions. am na ay questions yu doy waar. léegi man régie rek lay dem yóndu waa Savon Saf bu nu dikkee ñu jox la kaddu gi. mais sinon dafay doy waar dossier yi kenn ko. xam naa ne ñi nekk tribunal ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen ziyaara bés yi ngeen war a gën a ñàkk sopp bokk na ci bés yi nga xam ne divorce. mardi la ba ngeen di dem tëddi nelaw. am na ku toog xam naa bés boobu da koo ragal. jërë ngeen jëf nanu dem à la régie ànd tey ak ki nga xam ne mooy Mao Cissé càmmiñal Eva Tra mu daal di dikk ak ñun ci Savon Saf. jërë ngeen jëf man daal bu ma toggee léeg-léeg xool yenn spot publicitaire yi damay dem ci Tipo gis naa gone googu ca biir këram duulin chef Aïda itam gis naa ni Viviane doxale xam naa ne bu ma doon góor li may gën a neex bokk na ci dugg ci biir kër gi fekk soxna si rafet lool di ma tegal lekk may lekk li war ci man yépp mu di ko def yàlla nañ ko yàgg def ndax loolu tam moo nu jikk wax naa ko fi dee ba ma ni jigéeni téem ak a jàpp de leneen jàpp ko loo fi bëgg a ñoddi du dem yow dama la bëggoon a porter plainte mais dama xam ne Youssou da lay faral ma daa dee bàyyi nga ni ban ngay dolli Pape Jean lu tax moo may faral dama xam ne rek dana la faral ci sama kaw mais lu tax dama ko njott daal dama ko njott wala parce que sa waay la de wala sa waay la yow du sa waay bala ngay dem ci Pape Jean. très bien waaw da nga ubbi buntu dama ubbee fu la neex da nga ubbi buntu bu ma neex bu am solo ni mel
xam nga bu ma ko jox loo fay ci ma wax imaam mu gën la aimé. waa ji ti àdduna loolu génn naa fu garaaw nag. dama ko soxla ñun bëgguñu oto bëgguñu jamaa bëgguñu dara ku ñu bëgg rek la ñu bëgg. waa léegi lambal saag bi jox tee non non ku ñu bëgg rek la ñu bëgg. merci li ngeen su ma paree rek saag bi dootu ko defatee wax ko ñeneen ñi seetaan. ñun bëgguñu oto bëgguñu jamaa bëgguñu dara. mais xam nga lu la koy may considération respect. xam nga lu la koy may. jarta jox mu lekk xiiful. jëkkër joo ko dëkkee mënoo ko am ci moom. jarta tàggu fi ma jëm soriwul. jarta fóotal tilimul. jarta waxtaanal ndax doxina ba ñëw. jarta lijjanti ay problème am ndax keneen la koy gérer ca mbedd ma. yii góor goo ko tegaleel mënoo am ci moom lu la neex. dëgg góor da nga koy yëg. sa jëkkër boo ko toggalee ginaar sax baat ba bu ko dam moom bu ko lekk ba ko tegal ko ba mu xam ne moom baat bi ci kër gi. macha allah koo teral mu tëral la. maanaam koo yëkkati jox ko place am mu delloo la sa. su ma la déggee mooy jigéen day fëlaale. sànneeku def xew yëpp nga xam ko rek. da ngay fëlaale sànneeku def lu la neex ba muy moom xoolal mu wóor la ne yow waa ji dafa demoon toj ay kaasam. nga ne ko tu es le plus beau. ñibbi si na ci kër gi. xoolal sangal ba mu set toppatool ba mu baax nga teg ci kaw lal bi nengal. may ko ñetti fan li Eva di wax. gis nga bët bu rusul dana toog. taki jaaxaan di tuur ndox balaa kenn nay tooy mooy njëkk a tooyal. merci beaucoup Diop yàlla boo takk jabar ju bëgg lekk mën a lekk wala mu nay. ngott siis jabar ju bëgg lekk dina togg lu jag. mais bala mu laa tegal lekk lu baax lépp. ca loolu moom jeeg bu bon a koy def seppi la ngay togg di ko lekk ci waañ moom jeeg bu bon a koy def. am na jeeg yu mën a lekk nag ñoo xam dañoo bëgg lekk. motif valable looloo tax ñu leen di fase la. waaw très bien merci bàyyee nañ la kat waaw wax moom ñu bàyyee ko kàddu gi parce que ndaw si dugg léegi dafa wax lu garaaw. sëy bi kon dëkk bi ñi fiy sëyee ñu sëyi fi daganul ci devant la loi bari na de parce que da ngay am jëkkër ba ak da ngay am jëkkër doo leen am certificat de mariage ngeen sëy am ci njaboot tas keneen Babacar dajeeg yow takk la dem wuti certificat de mariage am ko ngeen sëy certificat de mariage boobu léegi nag sa jëkkër ju njëkk ja mën na laa topp tëj la yaag Babacar donc sëy yi fiy dagan devant la loi dañ leen di wàññi ci dëkk bi moo tax ma ni la dañuy def distinction entre li nga xamee ni ki diine bi wax na ko ak lu loi bi wax parce que wax naa fi Eva ni la problème mu code de la famille moo di dafa nekk en avance sur les mentalités code bi dafa nekk en avance ci Sénégal yi parce que Sénégal yi xamuñu loolu woo sa papa fase naa la demal ku nekk dem yooyu lañu xam mais bi ñuy defar code bi dañu bëgg dindi pratique yooyu mais problème bi moo di amuñu état civil fiable parce que bu doon pays européen yi bu doon pays européen yi doo ko mën def parce que foofu le fichier est centralisé informatisé yow bu la neexee fii nga sëy fii tey dem beneen mairie sëy fële suba demaat beneen mairie sëy fële ñoom duñu xam duñu si amul benn moyen de contrôle actuellement sax tane na ñoo ngi commencé di informatiser état civil bi parce que en fait problème boobu Senghor moo ko posé woon depuis 61 boo gisee ñu doon imposer nit ñi un certificat de mariage c'est pour avoir un état civil fiable mais malheureusement amuñu ko il faut le déplorer amuñu ko moom mooy permettre yenn abus yi mooy permettre que ni signé monogamie dem takkaat beneen jabaram n'importe quel pays développé boo demee bu nu tàppee surtout xam ne kii kat diw la sëyal nag diw tas na tel jour yooyu yëpp dafay nekk sa papier nekk si machine bi nga xam ne ni ki mënoo leen dribbler fet mu nekk un problème ponctuel bon peut-être émission yi dana permettre population bi ñu gën a yeewu xam ni même bu problème amee mën nañ dem tribunal même bu certificat de mariage amee mën nañ ko régulariser wut seen certificat de mariage dem tribunal bi tas sëy bi ba sëy bi tas bu ko defee ñu nekk à l'abri de mais gis nga maître nag état du Sénégal ñoo ci war a liggéey li ñu liggéey ba ñëpp xam ne ñoo war a def parrainage suñ ci liggéeyoon noonu ci état civil bi nit ñi dinañ xam li nga xam nga tey soo demee au fin fond du village bu bi gën a sori xam nañu daa war a parrainer benn candidat ci même pas 2 mois 3 mois nit ñi xam ne loolu état yi fi jaar su defoon liggéey ba ko war bépp sénégalais dina xam ne man mii kat su may takk jabar ci diine ba pare damaa da war a dem wuti certificat de mariage su ma ko wutiwul nangam ak nangam lii nii mën na maa dal topp sama njaboot topp nangam. communication ba ca war moom la état bi deful. ñu jàngal ko xale yi ci école yi. c'est ça le problème information bi. droit bi sax dañ ko war a commencer jàngale ci école yi vulgarisation ñu joxaat la kàddu. waaw léegi pour ñëw rapidement. si cause yi ñu wax parce que aussi bu fekkee ni kii da nga bëgg tas sa sëy sa d'accordul ak sa jëkkër si mode tas bi mënoo ko tas lu dul
da nga ko wékk si 10 causes si 10 causes. ça me permettra ma répondre aux questions auditeurs yi. Première cause bi moo di absence déclarée de l'un des conjoints waxal nañ ko fii junjoon nañ ko fi da ngay gis ñu fi takk ay xaleel bàyyi leen fi dem Italie wala Belgique wala Canada dem kenn dootu leen déggati kenn dootu nu amati seen nouvelle. soit sëy bi am na certificat de mariage wala amul certificat de mariage li am moo di dañ fiy bàyyi xale yi dem seen yoon. maintenant situation xale boobu nan lañ koy régler code bi daf ko prévoir code bi dafa ne xale bi. bu fekkee kenn ci époux yi dafa dem toog diir kenn déggu ko yow mën nga dem tribunal pour ñu tas sëy bi. nan lay demee. munoo tëb rek mu dem par exemple 6 mois déggoo ko rek nga tas sëy bi délai bi 2 ans la boo toogee at déggoo ko da ngay saisir procureur de la république. nga bind kat nga ni ko man am naa sama jëkkër. ça fait 2 ans kenn amul nouvelle am dama bëggoon yow ñu fi toogal buur nga jàppale nu ba ñu defal ma recherche yi. le procureur dana ordonné benn enquête su at bi jotee dañ lay rendre lu tudd un jugement de présomption d'absence. jugement de présomption d'absence boobu dafay nekk jugement bi nga xamee ni ki day statuer ci kaawu xale yi. bu fekkee da nga fi bàyyi ay xale ñu dénk xale yi seen yaay en attendant pour mu exercer puissance paternelle bi. bu fekkee da nga fi bàyyi ay biens ñu dénk biens yi sa jabar wala ñu wut un administrateur des biens. continuer ko bu si ñaareeli at bi jotee amoo nouvelle am bu ko defee ñu doogay rendre un jugement de déclaration d'absence jugement boobu moom moo lay permettre nga demander le divorce. comprendre nga Ndoye. donc 2 ans 1 an nga am jugement de présomption d'absence 2e année bi nga wut un jugement de déclaration d'absence. maintenant à partir du jugement de déclaration d'absence si le épouse bi mën a demander le divorce. d'accord mooy première cause bi. 2e cause bi. moo di adultère moom religion ñëpp a ko bari. mooy relation extra-conjugale. waaw kooku moom dafa nekk cause de divorce bi nga xam ne ki moo gën a compliqué ci cause yi parce que doo mën a apporter preuve yi. d'accord. moo tax souvent doo boo ko invoqué nii sans pour autant nga prouver ko dafay nekk cause bi nga xam ne ki dafay difficile pour nga gagner ci sa procès. mais am na ñi arrivé par miracle à prouver. xanaa dañu koy dugal ci loo. non dañ lay infidélité. non du question infidélité sax adultère mooy relation extra-conjugale mooy njaaloo. non du infidélité. nga ni prouver ko léegi say jafe na. non prouver que c'est extrêmement difficile. même dans la religion. yonent bi boo daan ñëw naan ko sama jabar la njaaloo daf la daan. mais film nii bu ñu ko mais film nii léegi ñu ngi ci ñaareel bi. ñetteel bi. waaw moo di condamnation de l'un des époux à une peine infamante. nga am jëkkër mu def ay braquage ñu juge ko condamné ko à 20 ans de travaux forcés. yooyu day porter atteinte sa dignité. dëgg la bu la neexee nga demander divorce bi. waaw 4e cause bi boobu moom man d'accord aussi mooy défaut d'entretien de la femme. code bi léegi jigéen dañ ko war a toppatoo boo ko toppatoo wulee dafoo si moom li si war moom si boppam mën na saisir juge bi. juge bi apprécier par rapport aux normes standards ndax yaa ngi koy toppatoo wala toppatoo ko bu fekkee ni estimé na par rapport aux normes standards que toppatoo woo ko. mu prononcer divorce bi pour défaut d'entretien de la femme. su fekkee ndaw si toppatoo wu la nag. non waxul ndaw si temps bi daf ñu fàttali défaut d'entretien de la femme. et de l'homme. non l'homme bokk si. ah mais l'homme code boole wu. l'homme nag war nañ ko code de la famille c'est à revoir. allez-y toujours. bon fayal leen ma micro. donc maa ngi woon 4e cause ah. 5e cause moo di le non-respect par l'un des époux engagement yi mu souscrire pendant le mariage. pour répondre question waa ji ni ku signé. monogamie dem takk ñaareel lan mooy conséquences yi. d'accord conséquences yi moo di déjà violé nga sa engagement bi nga souscrire pendant le mariage parce que bi ngay takk jabar waxoon nga ni benn jabar rek nga am droit nga dem takk ñaareel. deuxièmement boo ko defee li nga def délit la. parce que bigamie nga def ndaw si am na ñaari possibilité bu ko neexee mu porter la plainte devant le procureur de la République peine bi ngay encourir c'est jusqu'à 2 ans de prison. parce que da nga violer sa option bu ko neexee mu bàyyi procédure pénale bi prouver que da nga takk ñaareel établir que da nga takk ñaareel parce que code bi lu mu wax parce que gars yi bëri nañu muusantu
dañuy dem takk ñaareel di comme am naa monogame certificat de mariage ñaareel bi du ma ko wutal kii. bu ma ko wutalulee kii sama premier jabar du am possibilité prouver si juge bi que takk na. ok d'accord. est-ce que comprendre mais li ñuy naxay seen bopp code bi daf ko prévoir. parce que code bi dafa ni bu fekkee tu es empêché par un précédent mariage nga takk beneen jabar que ce mariage soit célébré par l'officier d'état civil que officier d'état civil bi constaté ko ou que ngeen takk ka jàkka ja wala kër ga donc cas yëpp lañu prévoir. Quelle est la différence entre bigamie et polyandrie xawma. mooy polyandrie mooy jigéen bu am ñaari jëkkër. te loolu mi ngi fi am waxal lu ci code bi wax. code bi wax na ci boolewu ko si. ah war na ko cee boole ndax mi ngi fi am. non kooku mais code bi nag war na ko. non xam nga code bi. non code maître ma reetaan loo ko. code bi codewul de. non attends code bi demul ci ay vices. code bi dafa topp li nga xam ne logique nangu la ko. logique la. bu vice duggee loolu leneen la léegi àggali. waaw code bi codewul de. waaw Ndoye fayal leen ma micro Ndoye Bane. sixième cause bi abandon de famille. d'accord comme keroog ndaw si lu mu expliqué. jëkkër ji takk. bàyyi ko abandonné leen complètement déggatu leen. jusitu leen tabaski du fa ñëw loolooy abandon de famille. d'accord abandon de famille non seulement cause de divorce la mais aussi délit la aussi. xam naa ne maître Joséphine Kambé woon nañ ko ci bataay yi. délit la aussi ah. maintenant dafa am benn erreur bu gars yi di def. muy ban. da ngay gis ku jabaram fay. waaw ñu ni dafa abandonné domicile conjugal. loolu du abandon. te xuloo bee ko fa génn. xolam seddul. ah xolam moo tax code bi dafa comprendre. waaw. généralement da ngay gis ay góor yi nga xam ne kii dañ lay fitnaal nga dem ñu dem jëli seen huissier. bare pexe rek. ñëw ni ko constater que sama jabar dem na. ils sont dans. maintenant sur cette base là ñu saisir juge. bu leen juge bi rejeté seen demande ñu ni woy juge bi dañ ko jënd et cetera fekk ñoom ñoo xamul procédure bi nan la dem. parce que yow Eva mën nañu sëy ma bàyyi ba nga dem marché ma dem jëli huissier. boo demee ci boo demee wala nga dem benn ngénte nga tàggu ma ngénte mën la demal. nga dem ma dem ma jël sama benn huissier ni ko dafa abandonné. huissier bi bu ñëwee du la fekk si kër gi lu mu mën a def moo di ñëw naa si kër gi fekk ma fi mami. kooku moo tax diine ko njëkk prévoir waxi mer dafa am abandon de domicile waxi mer pour dafa nga am mën ko prouver. pour nga mën ko prouver il faudrait que déjà dame bi absente. deuxièmement nga defal ko sommation d'avoir à réintégrer le domicile conjugal. ça c'est très important. d'accord. dañ ko dellu si kër gi. d'accord maintenant jël réponse am. bu ko neexee mun la dellu si wuma huissier bi jël réponse bi ni que moom dem na nee na dellu si wul. très bien bu boobaa ñu doogay établir. mais foofu nag jigéen ñi dañ fay def galgal souvent. d'accord dañuy fay ba pare toog ay 1 mois duñ fa nekk ba pare soo leen yóbboo ci justice ñu ni ma fayu ma woon damaa demoon sama kër yaay nangam ak nangam. parce que des fois sommation d'avoir à réintégrer abandonné boobu foofu këyit daf lay interpeller mënoon ngaa wut huissier mu def loolu ngeen xool. àggali donc waaw 7e cause. mauvais traitement excès sévices et violence. d'accord. jàpp nit di ko dóor. kooku c'est actuel waaw c'est actuel aussi. il y a des ménages yi nga xamee ni kii c'est dans la violence la ñuy sëy. donc code bi daf ko bannir. d'accord 8e cause bi stérilité définitive de la femme médicalement établie donc de la femme. jigéen bu jaas boo sëyee lu yàgg amoo doom sa jëkkër bu mu demee ba nga xam ne ñàkk am doom bi c'est quelque chose médecine bi mënatu si dara. sa jëkkër mën na dem demander divorce pour stérilité définitive médicalement établie. bon 10e cause bi nag moom mooy li tas lëmbal bi mooy li nga tuddee incompatibilité du mal. j'en ai marre. waaw j'en ai marre ceeb bi nan mami lu mu waxoon laalo bi. waaw ceeb bi saful laalo tubaab yëpp loolu la ñuy tasee seen sëy. daal li ni mu ko raxasee mooy incompatibilité du mal. merci maître moom la ñu tuddee cause fourre-tout. bu fekkee dem ngeen ba 10 causes yi 9 causes yi retrouvé wu leen si benn. ngeen dugal boobu. fukkeel bi ngi leen di xaar fukkeel bi mi ngi leen di xaar. boo tax ñu naan répudiation judiciaire maanaam comme may naa la sa baat rek wéy ko fen. mais code bi waxul fenn impuissance de l'homme. non code bi waxul stérilité de la femme. maintenant code bi lay wax na leen. maladie grave et incurable. waaw maladie grave et incurable mi ngi ci code bi. mi ngi ci code bi mais pas impuissant. dégg nañu ci li ñu ci bëggoon a dégg yëpp mais code bi jéeg ji la wax xam nga lu tax code bi wax jéeg ji. finalité bi na assigné au mariage moo di procréation. ndeysaan bu ne sëy am doom a tax moo tax yenn yi kenn mënu ko fi tolérer dans le pays là ay góor jigéen ñaari góor ji sëy et cetera. nee naa la code bi du dem foofu parce que moom farata ka tax a jóg. non du fa dem macha allah foofu moom du fa dem. gaa yi ngi xeex nag tubaab yaa ngi xeex mais je sais que code bi du fa dem. parce que na yem ci aada yeeg valeur yeeg sëriñ si nekk méngoowul ak
avancé yi am. yenn droit yi am ci pays européen. waaw d'ailleurs moo tax boo gisee sax ñi ñuy bañ a tudd ñi may bañ a tudd seen tur ñoom sax pour seen ay droit dañuy exilé wu. dañuy exilé wu dem ay Belgique dem ci pays yi nga xam ne ni ki reconnaître nañ fa seen ay droits. merci beaucoup maître. voilà kontaan nañu lool ci sa ñëw ñu ngi lay ziyaara bu baax di la ñaanal yàlla defal la jàmm. yàlla sutural la musal la te ña nga nekkal ñëpp itam yàlla defal leen jàmm incha allah. ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw maa ngi kontaan encore comme ni ngeen ko waxee. vraiment. autorités yi war nañu def jéego ci état civil. parce que état civil bi nu mu mel jaadu. d'accord Sénégal ngay gis ko am ñetti carte d'identité. waaw ñetti bulletin de naissance. dëgg la chaque fois sax nga gis ko am ay diplôme sur la base de faux extraits de naissance. donc war nañu def de sorte que nit ki foo mënti nekk. nga am un état civil et un seul état civil mu nekk état civil bi fiable. ñu jàppale aussi jéem a vulgariser. au sein de la population yenn disposition code de la famille. Merci. Parce que c'est des faits de société, c'est des phénomènes de société. Il faudrait que aussi nit ñi xam seen yoon. Parce que li si bare du violer la loi. Mais yi si bare ñàkk xam la. Donc ñu fexe ba nit ñi par une vulgarisation, par des enseignements au niveau des écoles. ñu fexe en sorte que le code de la famille soit vulgarisé. Maître tribunal boo demee léegi am fa jafe-jafe boo taxawee fenn di nga gis foofu imam wala kenn. ku nekk foofu benn kadi boo xam ne moom itam dina la gunge waale. mais kadi am na fa bureau. am na fa bureau très bien loolu la ñu bëggoon a xam rek. Ndoye Bane yow itam looy tàggatoo. jaajëf ma koy félicité point yi am na solo. même su fekkee code bi am na ci yu bari yoo xam ne d'accord naa ci ak yoo xam ni d'accorduma ci ak yoo xam ni. jàpp naa ne daal war nañ ko caa yokk ndax défaut d'entretien. jigéen kese warul nekk ci code bi ndaxte soo yoree sa soxna di ko def lépp lu war ci moom te entretenir la du la fóotal du la paasal du la toggal loolu waroon nañoo yokk loolu ci code bi ni défaut d'entretien ndaw si du entretenir normalement jëkkëram te défaut d'entretien de l'homme que ni jëkkëram ñu koy jox lépp te entretenir ko loolu it waroon naa nekk waroon naa nekk ci code bi donc gis naa yu bari yoo xam ni dañ code bi da koo tëb ak jamono ni mu avancé mais nag code bi am na solo may ñaan ñu jël code bi jàngal ko xale yi tout tànk yi ñu màggaale ko xam ko comme certificat de mariage comme état civil ministre bi nga xam ne moo yor affaire collectivité locale yi na jóg def campagne bu mel nii xamal nit ñi seen xaak ak seen yelleef ci wàllum kii du mu tuddati état civil ak seen affaire certificat de mariage ndaxte ñu bari ñi ngi sëy ci maanaam njaaloo ci code ci wàllum code ci wàllum diine sëy na mën naa tas wala ci wàllum code de la famille liñ ciy def moom sénégalais yi xamuñu ko lu bari bari. très bien merci beaucoup ñu lay sant di gërëm di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ñu ngi déglu xam naa ni li may wax ni arrangé wu la mais il faut ngeen topp très bien Mami Linguère lan ngay tàggatoo ngeen di toppatoo seen Ndoye Bane merci beaucoup xanaa dellu di bégaat ci maître Jean rek ndaxte Pape Jean ndaxte indil nañu ay leeral yu am solo di wax ne li mu mujjee wax moom laay wax ñu ci bari ak jubadeeku dëng dugalu leen ci mais dañoo xamul te ki réer mënta gindi ku réer ndaxte nit ki liñ ko jàngalul xamu ko siiwaluñ ko day jàpp ne sax moom jóg uti kayit dafa metti te ñun Sénégal dañoo tàyyeel ba duñu jóg di uti ay kayit dellu di santaat ñëpp di leen wax ne kon waxtaan waa ngi noonu ku ci nekk rek na nga ca tànn la kii bu ngeen ñu woowee itam dinañ leen jokkaleeg maître Pape Jean mu wax leen mu gën leen a leeral ndax xam naa ne bëgg ngeen a xam di wax ne nag comme yéen a ngi laaj vaccin yi mën ngeen a woote ci 77 421 68 22 vaccin yaa nga fa ak yeneen i bagage yi jigéen yu baax ñëw leen ñu teg ko ci taabal ji comme li Eva wax sànq ñu fëlaale def lu ñu neex sant ba sant jeex sant njaay ci dàq yaa booy ba suba ak jàmm ba suba ak jàmm dinañ leen ko wax waaye itam ñu ngi remercier balaa dara Béya coiffure ndax wax naa leen ko Eva Tra dafa jël ay torsade danoo féex te noppale moo tax maa ngi leen di remercier bopp bi Ndoye Bane lay bañ mu seen ko nekkoon ma won leen torsade yi ñu ngi sant bu baax ñoom Mami ñoom Toulay ñoom Anne Marie ak Tina ñoom Thiat ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier teg ko ci loxo Béya bu ma paree ci loolu faaw ma remercier Ngone Sall Fall borom May boutique merci beaucoup Ngone pour ensemble bu rafet bi may wax ne Ngone mi ngi nekk ci 77 547 24 26 77 547 24 26 alors Jimbi Cristal nag moom bu ngeen nammee ay bijoux yoo xam ne dafay nekk en argent mën ngeen a woo madame Sy ñu koy wax Jimbi moom ma nga nekk ci 77 454 63 17 77 454
63 17 lu ngeen namm rek ci argent macha allah bu ngeen woowee jimbi si dina leen ko jox te macha allah ci njëg bu abordable di leen baalu àq rek di remercier waa régie Petit Ndoy nee naa moom macha allah patience am lañu ko soppee ñu ngi koy remercier bu baax a baax moom ak ñoom jili remercier bu baax a baax càmmiñal Evatra wax naa ko sànq muy Maawo Cissé ñu ngi koy wax jërëjëf di muñ loo itam ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi àdduna tukkeegul te ku fi ne ku ne yàlla ngi lay defal jàmm boo gënee muñ mu dolli la jàmm saa bu nu yàlla mayee pour ñu noyyi rek macha allah daf ñoo mayaat chance pour que yi dëngoon ci ñun ñu gën ko jubal sëy yàllaa koy jeexal waaye bu dee jeex itam te kenn mënu ca dara ngal la nan ko rafetal ëllëg du añ du reer dañu koy defar ba mu rafet macha allah il n'est jamais trop tard pour bien faire kuy dund rek xamal ne wax dëgg yàlla bés bu ne mën nga caa am ñaan bés bu ne mën nga caa am barke ci yow rek la des ak ni ngay doxalee sa àdduna suba nag xam ngeen ne dinañu woo ñan damay woo waa Femme Chic li tax may woo waa Femme Chic ñoom xeetu seede gu ne dinañ ko indi jëmale ko ci wàllu sëy lu ne dañu koy bind man dama dem bay posé wu question ne lii dëgg la am déet ànd ak lu mënti am suba incha allah mami ko bu teewulee dinañu indil keneen ñu ngeen nuyu bu baax waa femme de valeur mbokk yi sopp nañ leen bëgg nañ leen jigéen ñi muñ leen bu ko defee àdduna jëm kanam macha allah jàmm dellu si fi lépp ne fi lépp daa dee yomb bëgg nañ leen sopp leen ba suba incha allah.